auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk internet yi, mbokk yi ñuy seetaan, delsi nañ fas yéene ànd ak keneen koo xamante ni nii doonul ku ñuy présenté ci réew mi, waaye nangootul woon a dem ci benn média di fa def pip wala émission, ngir moom nee na garab ak faj mooy jaay boppam, mooy defal boppam promo, ndax képp koo xam ne mos na ko moo lay boole keneen, ku mu gisati ku feebar moo naan na ko kaay dem ci diw. waaye nag gis na ni jamono ji mën a ji dafa bari, ku jóg di def pip, ku jóg di woote ni damay faj. loolu bokk ci li nga xam ne xëy na am na si tuuti naqar, mu jógaat moom ak mboolem waa clinique bi di clinique Easy Life, ñu àndaat fas yéene combattre loolu te mooy xeex ak ñi nga xam ne dañoo jóg dugg lii def ko métier boo xam ne métier utukaayu xaalis la, waaye du xam-xam bi. kon moo taxit ñu ñaan ko mu may ñu ko, ñu ñëw def ak moom émission boo xam ne nii incha allah à partir de jataay bii di ngeen koy topp mu leen di leeral feebar yi, di leen décortiquer mboolem jàngoro yi, ba ngeen xam ni ki ko xam ak kiy làmbatu bokkuñu. kooku mooy njiitu clinique Easy Life. kon nag dañuy bàyyi mu nuyoo, su ko defee mbokk yi ñu door a dugg ci laaj ak tontu yi. ñu leen di nuyu bu baax a baax, di leen ziare bu wér fu waaye mënta nekk, kuy déglu ci internet ak kuy seetaan ci télé ak kuy déglu ci rajo, may nuyu ku nekk ak sa tur. Easy Life clinique mooy maanaam baati anglais la boo xam ne boo ko dégg ñu am lu muy signifie bariw et puis bari na. maanaam Easy Life mooy dund bu yomb daal, maanaam ànd bu yomb boo xam ni vraiment lépp daal war naa yomb. ndax yàlla suñu borom dafa ñu def lépp mu yomb, mais ñu ñoo koy mettiloo suñu bopp. moo waroo tey na ñu bëgg expliquer, am na loo xam ne doomu aadama boo koy def yaa koy indi sa bopp, ndax comme olof Njaay nee na lu waay def sa bopp. donc feebar bari na lool, mais am na loo xam ne feebar boo xam ne nit ki moo koy indi ci boppam. ma nuyu mbooloo mi encore, ma saa sonn yëpp koo xam ne vraiment virus bi, maanaam coronavirus bi ñuy wax, parce que mën naa woo ne moo nekk actualité mondiale pour l'instant nii. moo nekk actualité mondiale boo xam ni rajo boo dugg rek coronavirus, télé boo tale rek coronavirus, marché boo demee coronavirus. yàlla nañ yàlla ar, yàlla sàmm, defuñu jàmm. feebar bi yàlla na ko yàlla génn ci Afrique, lu mu def ba yegsi ci Afrique yàlla na ko yàlla génn ci lu gaaw. fi may waxee mooy nañu soraale bu baax a baax, parce que dañu ni coronavirus amu garab. dëgg la amu garab, mais borom bi wàccu benn feebar boo xam ne amul lu koy faj. l'essentiel daal nañu xaar suñu bopp, ni ñu fagaru moo gën a ñuy faj. ndax nit bu taxatee ni mu ne moom mën naa ko faj, lu bon gars yi dañu koy laaj fan nga jëlee garab bi. waaye du lépp loo xam ne moom nga mën a di expliquer, parce que yàlla man lépp. mais dëgg fi dépassé wu nit ki nga wax loo xam ni ku lay déggul sax dina xam ni nga wax ni c'est impossible. fajkat cosaane laay wax, maanaam sama mbokk yi faj yi bu ñu jógoon ni ñoom am nañ feebar, amoon nañu ay garab bi, lii moo koy faj, parce que tettal dafa baax. waaye est-ce que yaa ngi bàyyi xel ni ngay tettal nit ki, est-ce que dina ko jig, est-ce que manière boo koy tettal, est-ce que manière boobu la koy defaree. ñu bàyyi xel mën na lii yàlla rek man. kon nag Easy dañuy ñëw ci li nga xamante ni dafa jëm ci feebar boobu nga xam ni anticipé nga ko, te mooy hémorroïde. hémorroïde bari na, ñi ciy wax bari na, feebar bi di gën a yokk chaque jour da ngay gis ku naan man maay faj ñetti jàngoro kese, parce que xam na ni Sénégalais yi loolu moo leen gën a sonal. hémorroïde, ndoxum siti, néew kàttan, mu mel ne léegi fond de commerce la. te ñu gis ni yow nangootoo woon ñëw télé, nangootoo ñëw rajo, nangoo dem fenn, te nit ñi ñu ngi ñëw fii. léegi nag loolu laa bëggoon nga décortiquer ñu hémorroïde. hémorroïde dafa nekk feebar comme li ma la woo sànq ni ko, am na ñoo xam ni seen feebar ci boppam ñoom ñoo ko indi.
nit ki mooy indi boppam feebar waaw nit ki mooy indi boppam feebar parce que boo xoolee hémorroïde dafa nekk feebar boo xam ne doomu aadama mënoo dund sans moom ndoom siti mënoo dund sans moom ñaar yi moo gën a fréquenté ci àdduna bi tey monde entier bi tey ñaari feebar yi moo gën a am doole amul joola amul soose amul balanteñ yépp benn feebar la gis nga hémorroïde boobu noonu bu yàggee mën na indi télé bi ngay wax noonu gis nga ndoom siti bu yàggee mën na indi télé bi ngay wax noonu mais hémorroïde bi ngay wax noonu mu nekk loo xam ni man mën naa woo ni nit ki mën na faj boppam tant que hémorroïde du la daal waaye nga faj sa bopp avant nga maanaam hémorroïde voilà maanaam nga fagaru balaa mu lay daal mais la plupart nit ki maanaam ñi bari tey ni li ñuy lekk mooy waroo hémorroïde di leen di sonal waxuma hémorroïde boo xam ne da nga am sal soccat ci ginnaaw de loolu à part la hémorroïde boo xam na parce que hémorroïde dafa bari façon am na hémorroïde interne mooy interne mooy boo xam ne dafa nëbb mooy bu fetee ci biir nan lay def nit ki mënu muy def nit ki mooy da lay jëkk indi ballonnement de ventre maanaam ballonnement mooy biir bi solo ngelaw boo xam ne sa biir dafay faral di jooy di def ngay foog ni am na lu nekk sa biir fekk dara nekku ci biir hémorroïde interne mën na tax nit ki nga xiif nga timu lekk daal di suur boo ci lekk tuuti rek nga suur hémorroïde mën na tax sa nakk di metti di jam wala sa biir di metti hémorroïde interne mën na tax nga dem cabinet au lieu nga cabinet ci boppam maanaam ngelaw mooy génn boo xam ni boo nekk ci sa salle de bain di cabinet noonu da ngay fëgg ni ñi nekk ci salle bi wala ci biti ñu lay déglu ndax tellement ngelaw bi ngay génn boo xam ne yow mi sa bopp da ngay tiit da ngay ruus loolu muy premier cas hémorroïde boo xam ni mooy hémorroïde interne du jékki-jékki ñëw ci nit non parce que yàlla dafa bind doomu adama yemalewu am na loo xam ne man su ma ko lekk tey ni man dinaa ko res carrément am na loo xam ne boo ko res doo ko res carrément parce que suñu butit yi bokku donc problème digestif maanaam wàllu lekk ba mu res mooy waroo hémorroïde bu mënta nekk soo lekk resu rek mën na indi problème hémorroïde mën na nekk interne bi wala externe bi donc yeneen lekk boo xam ni boo koy lekk mën na la jàppale bu ngay dem cabinet tout le temps ñi bari duñu ko jëfali duñu ko lekk donc boo dem ba nga am ni vraiment yaa ngi am hémorroïde interne c'est-à-dire si biir day jooy da ngay ngelawal lu bari da ngay toggalu ñaari fan wala ñetti fan yoo xam ni doo dem wann maanaam doo dem cabinet doo dem douche loolu hémorroïde interne bi muy ci yow hémorroïde interne boobu nag il suffit booy togg 3 jours 2 jours mais boo ko amee 3 jours boobu mën na nga jékki-jékki rek am bopp bi métti sa bopp di faral di métti mu métti tey 2 jours 3 jours mu arrêté nga togg une semaine encore mu métti c'est parce que am na lu war a génnati yow génnaw mooy war a bopp bi métti parce que boo xoolee suñu yaram yépp ci bopp bi la commencé il suffit biir bi am problème rek bopp bi dina ko yegg il suffit dënn bi am problème rek bopp bi dina ko yegg ce qui fait que léppay travaillandoo léppay doxandoo donc boo togg 2 jours 3 jours demoo cabinet ngay ballonnement ngay ngelaw lu bari après nga dem di jëm di forcer sa bopp ba tey fajoo soo ko fajoo na ngay togg une semaine demoo cabinet étape par étape na interne bi day génn mu ñëw nekk externe maanaam lu muy nekk externe mooy nga dem cabinet di forcer noonu ni ngay forcer di xunk noonu mën naa tax fi ngay dem cabinet li ñuy woo anesthésie tubaab maanaam luy gunge cabinet bi day ñëw dem ba firiku di ubbiku ci ginnaaw nga yaakaar ni ab bul moo fi nekk maanaam par exemple ni gis nga lii mooy anus bi léegi fii nga war a dem cabinet affaire yi nii la war a mel léegi il suffit boo ngay forcer sa bopp pour cabinet rek li ci biir nii muy ñëw ni di def nii gis nga mu ñëw génn nii
la plupart xale yi ñuy faral di lekk bonbon yooyu wala ay sucre ci bari yi dafa leen di daal dafa leen di arrivé boo xam ni bu génn nii rek nga yaakaar ni dañu la diw kaani ci ginnaaw day saf day metti dootoo mën a toog dootoo mën a taxaw donc il fallait que ñu pousser la ko ni pour mu delloo loolu mooy deuxième étape bi mooy stent bi parce que dem na ba nekk hémorroïde constipation chronique mu nekk hémorroïde boo xam ni dépassé na bu nëbbu dafa feeñiwaat li mu feeñ boobu na sax yoo dem cabinet muy génn deret parfois wala fi ngay cabinet muy saf muy mel ni dafa am fichier maanaam dafay xar di xotee ko anus bi sax mën na bañ a génn fekkee ni ngay forcé noonu cabinet bu war a génn mu déchiré maanaam mu def fichier fi nga war a cabinet boo paree na foofu boo ko laal ndox su ko laal rek day saf da ngay nekk presque 1 heure de temps wala 35 minutes wala 30 minutes balaa mu soog a sedd loolu na ci stent la bokk donc hémorroïde stent bari na lu muy def ci nit mën na dem ba di jàpp sa wóom yi di métti sa ndigg yi di métti sa yaram di tàng ngay am bopp bi métti yooyu yëpp xeeti hémorroïde mën na ko indi hémorroïde mën na tax nga toog quelque temps sa tànk di tàng ci suuf ngay dox tuuti di gaaw a sonn parce que boo xoolee boo nekk en activité maanaam nga xam ne yaa ngi en plein fond lu bon distance bi ngay doo balaa nga woon ni sonn nga war na toogal ay quelques kilomètres mais nga doo ñaari poto lampe wala ay ñaari poto lampe ñetti poto lampe ngay apat di sonn c'est parce que feebar bi dafa yàgganti yow fajoo ko donc hémorroïde boo ko xasi sentir que ni yow toog nga ñaari fan yoo xam ne demoo cabinet rek jugo nga dem xool ba xam nga laajte ba xam lu waral loolu mais da ngay gis ñoo xam ni dañu ne c'est normal di gën a garaaw di gën a jële temps du ñu dem faju du ñu dem xool ba xam ni lan moo waral loolu boo dégg mën la fagaru moo gën a faju c'est-à-dire bala affaire bi ëpp la doole ci ni nga war a jóge nga dem laajte ba xam lan la parce que africain gaaw lu muy fagaru dañuy bay ba affaire bi feebar bi jàpp leen ba ñu aw sonn ba pare ñuy soogoon ni wax damay dem faj loolu na dafa nekk loo xam ne il faut ñu xool ko bu baax a baax ñu xool suñu bopp surtout hémorroïde bi bari na lu muy fréquenté surtout fii ci Dakar nii est-ce que yaa ngi comprendre. suñu problème régime alimentaire la wala suñu comportement la wala ci lan. négligence la wala lan. du question de comportement wala ay yeneen man ñaari affaire laa mën a jàpp mooy alimentation yi ci la bokk maanaam lu ñuy lekk premier la en plus gars yi dañoo fakkali am na ñoo xam ne dañoo bëgg a lekk ne ma yàlla jégul parce que ni ma tax di waak yoon ni mën naa yëndoo toute la journée bu fekkee ne ndox kese lay naan wala boog mën naa bàyyi ba 14 heures ma añi bu ma añi ba guddi su ma amul reer baax na bu ma amul ma tëddi nelaw parce que mange peu ci en bonne santé su fi nga lekk lu bari rek feebar bi gën a bari sa yaram. lekkal lu yem pour nga mën a am wér. wér voilà maanaam boo lekk tuuti rek ci ni nga gën a wér par rapport ngay lekk lu bari. et puis nga xool li ngay lekk. ngay xool ni ngay lekk parce que man damay faral di woo surtout sama côté boy yi may fréquenté imagine toi Moussa nga dem jënd pain mburu nga ubbi ko ci biir ñoo yi ti nekk nga dindi ko waaw d'accord dem ci borom fataya ñu defal la mayonnaise ak sauce def ci fataya nga dem lekk comment nga yaakaar ni nit ki dina dem cabinet normal. parce que muy jël farine yokk ci farine. boole ko ak farine au lieu mu jëlee mburu bu yem def ci yaakaar ak sauce ak kaani tuuti nga lekk mu mën a rees lu gaaw defoo ko nga ne man du ma lekk kaani alors que kaani day jàppale ci wàllu digestion. pour mu gaaw a rees mais gars yi dañuy ne du ma lekk kaani ñu def ci moutarde tuuti def ci mayonnaise yow kooku noonu bu lekkee est-ce que dina gaaw dem cabinet alors que nit ki am na fi ngay toll plus ngay gën a mag ngay gën a ñàkk sa lépp sa fan muy wàññi ko ngay fagg ne yaa ngi jëm mag léegi yaa ngi jëm mag bi ngay woo noonu bàyyoo ci xel ni nga doon lekk te bi nga nekk goni bi nga xam ne am nga doole moom ngay lekk ba tey changé wu benn alimentation bi ngay lekk ce qui fait que ces buddi yi ñuy jëm mag li ñu mën a wolu li wolukaay loo xam ne mooy wolu ni ngay lekk bu dem ba sonn mënatu ko wolu lekk constipation mooy ñëw foofu l'hémorroïde bi jóge na
mais ici li ngay leeral nii ci wàllu hémorroïde daanaka man mosuma gis kuy taxaw di ko décortiquer nii leeral boo xamante ni leeral na nii nga xam ne kiy déglu di ñu seetaan dina mën a xool maanaam jël lii def ko benn tableau de bord boo xam ni dina mën a nekk ay conseillers ci moom pour mu xool fan lay aw pour mën a moytu hémorroïde mais ñi mu dal ñu def ay at jël façon traitement bu nekk ba mu jural leen yeneen feebar te seen hémorroïde wérul est-ce que ñooñu bu ñu ñëwee ci clinique Easy Life dinañ leen mën a faj. man la plupart ñi may wër mooy ñoo xam ne dañuy ni man dem na ci diw mais ba léegi mënuma fay battana tout récemment am na ko fi ñëw mais alhamdulilah muy sant yàlla comprendre nga fu mu jógee sax war na sori mais du mbooloo bu bari mooy tax nga ne mën nga faj ndax mën nga am mbooloo ku ñëw ki nekk ñëw jëli garab mu dem rek. am mbooloo politique la rek bu gaay di def ku ñëw rek dem rek. non boo amee ñaari nit ñetti nit par journée bu ñu satisfaire rek même bu fekkee ni li ñu la fay bariw am nga ci tiyaaba ndax ku la faj moom boo ko jox ko million sax jëriñ ko dara ndax yàlla moo wàcce xam-xam bi jaayu ko mais xam-xam dafa làkkatu fu nga gestu fu nga mën a xam ko comprendre nga fi may wax donc man la plupart ñi ma soxla mooy ñoo xam ne dañu ne waaw presque 5 ans la ñu am hémorroïde wala presque 4 ans wala 3 ans yooyu lay sawar yooyu lay sawar pour ñoo ñëw rek ba léegi ku leen wax mën naa faj hémorroïde sax duñ dëkk mooy mbir bi parce que fajkat yi bari nañ loolu mooy problème bi parce que demoon nañ ba seen nopp yi dafa fes amatuñu fan la ñu war a dem mais jaaxal nañ jàppatu yàlla na mais du ko sànke ni yàlla mooy ñëw faj yàlla day dimbali kii dimbali boppam sabab moo tax nga mën a am ni nga soxla ba tey na découragé jaru ko képp koo xam ne dem nga bax nga xam ne vraiment aw nga taye aw nga sonn boo ñëwee ñu jëm xool nu ñuy koy fajal. yow ku ñëw ci yow hémorroïde bi lu mu garaaw tey jii traitement bi ci ban àpp nga koy assurer boo xam ne lenn wala moom bu mosee garab bi rek dina xam ni def na si moom effet boo xam ni xëy na bu continuer lii dana kii. man par exemple nit ki bu fekkee ni dafay am constipation kese. maanaam day seere. di toog ñaari fi ñetti fan. gis na nit boo xam ne ñëw na fii mu ne ma nan na lu nekk lu di daw sama biir yomb ma ne ko ah bon ñu wax ba déggoo dina yoragoo xaalis mais comme defe ne ma moom luy koy yebu dus yomb ma jëlee benn garab tuuti ma jox ko ma ne ko dem après woo na ma mu ne ma vraiment xaw na foo nga jëlee sa garab yi moom wër na ba sonn waaye yow laa doon wër alhamdulilah. man ko yàlla fi nekk du man yàlla moo fi nekk rek yàlla nga doon wër yàlla ñëw na la donc pour ma bañ a sori lu bari bu ma bañ a jëlee ce temps hémorroïde moom mënuma laa wax ni jour tel lañu koy faj parce que bu mu commencé yow mii xamoo ko man mi ñëw nga ñëw fekk si ma xaw ma ko li ma ci xam mooy boo commencé faj bi premier rendez-vous bu ma lay may mooy 10 jours. avant 10 jours yi moom bu fekkee ne sa biir da doon jooy ngay ngelaw lu bari ngay togg ñaari fan doo dem cabinet lu bon da ngay commencé di dem cabinet chaque jour boo demuloo ci suba si guddi balaa nga tëdd da ngay dem biir bi bu daal da doon jooy tout le temps dina am équilibre distance boo xam ni maanaam wutee ci diggante wotu bi muy jooy noonu soit muy jooy chaque 2 heures de temps wala 3 heures de temps dana wàññee ko ñëw nekk 1 heure de temps wala chaque 30 minutes. ba keroog ba nga sentir que ni alhamdulilah jooytu mais aussi attention biir buy jooy am na façon nit ki boo am ulcère wala estomac c'est normal sa biir di jooy maanaam fekk ni du hémorroïde aussi nit ki boo xiifee nga war a lekk à l'air lekkoo sa biir mën naa jooy tamit boo lekk ba suur ndax biir bi ni moom am na ñu fi dëkk lu mel ni sànn foofu la ñuy dëkk il faut ñu lekk. boo lekk ba su ñu kontaan c'est normal ñu jooy pour waaye waroo nekk tout le temps boo xam ne yow mii borom biir bi sax da ngay dem ba ruus parce que boo nekk ci oto ku toog sa wetu day dégg que ni waaj bi biir bi muy jooy. te mu yaakaar sax da ngay ngelaw. voilà donc mënuma la woon ni dans 2 jours wala dans 3 jours mais leer na ma ba ma la jox ko premier rendez-vous 10 jours bala nga dëkkee waat ci man da ngay am ni nga sentir que ni vraiment wérguma mais am na yaakaar ba ma continuer faj bi dinaa wér. ci kattan yàlla. mos garab bi di nga yëg tan boo xam ne di nga xam ni
vraiment baax na ci yow parce que ni nga doon jàkkonte bu njëkk bi balaa nga ñëw muy jëm wàññi ko comme bu jëm di wàññi ko na boo suivre traitement parce que traitement lay doon boo ko suivre rek yàlla dina may jàmm. incha allah d'accord kon mbokk yi seetaan mi ngi noonu ñi ngi ànd ak waa clinique Easy Life nekk ci rond-point case bi boo ñëwee ba ci marché bi ci case bi rek géewal ba ci rajo bi nekk ci rond-point bi di rajo Fulbe FM soo taxawee ci rajo bi laajteel dépôt pompiteer bi dépôt pompiteer bi nag boo fa taxawee woote ci numéro yi affiché ci barre écran bi rek di nga mën a gisante ak ki nga xam ni ñooy waa clinique Easy Life. Easy ñu jàll nag hémorroïde bu fekkoon dama naan nit la dama naan seex la hémorroïde mënul dem bàyyi ndoxum siti ndoxum siti mënul dem bàyyi hémorroïde kon tey jii lan mooy ndoxum siti feebar la boo xam ni comme ni nga ko waxee rek ndax hémorroïde bu daa nit la mën na nga wax ni seex la ndax hémorroïde dafa nekk loo xam ni ci wàllu alimentation la mais hémorroïde mën naa woo ni tuuti la ci wàllu ni ngay lekk mais ci wàllu deret ci lay ndoxum siti ci lay gën a yëngatu par rapport li ci biir intestin parce que hémorroïde moom ci wàllu intestin la ci wàllu digestif ak li yooyu yëpp mooy hémorroïde mais ndoxum siti am na yeneen lekk boo xam ni sami boo koy lekk mën na tax ndoxum siti bi ñëw di la sonn mais ndoxum siti tamit nekkul benn ndoxum siti nekkul benn ci biir ndoxum siti première chose bi mooy toppum siti moom moo gën a fii bari sax. toppum siti nan lay mel ba ki ñuy seetaan mën a xam moom ban la ci am. waaw merci toppum siti mooy feebar boo xam ni soit sa maam wala sa papa wala sa yaay dafa am nga ñëwee boo ñëw nga juddaale ko boo ko juddaalee maanaam toppum siti moo nekk loo xam ni sa wéy yi loxo mi baaraam bi nii da ngay gis ko muy faral di ñuul wala muy dagg est-ce que yaa ngi comprendre toppum siti moo nekk loo xam ni mën na tax sa bët di xonq wala di xasan mën na tax ngay jékki-jékki rek di sa tuñ bii nii di mel ni luy xonq wala di chauffé moom ak ndoxum siti aw nañu niroo mais bokkuñu ndoxum siti nit mën na juddaale nit mën na juddoo nii rek am ndoxum siti mais juddaale moo tax ñu ne toppum siti la plupart toppum siti mooy waroo koo xam ni karo yi di jékki-jékki rek mel dañ ko leel ak lancet bokku ak ndoxum siti bu fekkee ni toppum siti mën na nekk ci nit sa yaram du xasan doo santi dara ci yaram mais da ngay jékki-jékki rek gis sa wéy di dagg wala di ñuul wala sa karo yi di dagg di war mel dañu la leel ak lancet mais bu yàggee toppum siti booy jëm di màgg na mën na dem ba di la indi métti ci yaram nga yaakaar ni xëy na rhumatisme la parce que moom ak rhumatisme aw nañu jële benn côté boo xam ni da ngay jaxale sax da nga ni est-ce que lii ndoxum siti la est-ce que lii rhumatisme la parce que bu dem ba sa yaram di métti da nga ni man dama am feebar yàq fekkee ni toppum siti moo nekk ci yow comprends nga donc ndoxum siti moom comme ni nga ma ko laajtee ndoxum siti moo nekk loo xam ni feebar boo xam ni ci biir deret la yan conséquences lay def ci nit. waaw conséquence bu muy def mooy bu fekkee ni vraiment da ngay santi tànga yaram lu bari maanaam sa yaram ngay santi. voilà fekkee ni yooyu amu fekkee ni ndoxum siti moo nekk ci moom parce que deret bi boo amee jafe-jafe rek lu nekk mën naa ñëw ndax dafay nekk sax mën naa am deret bi moo awoo tilim maanaam li muy lekk moo tax lekk aliment boo xam ni dafay jox ko protéine li muy lekk amu vitamine yooyu yëpp mën na tax ndoxum siti bi commencé di feeñ mais am na ñoo xam ne seen yaram di tàngaay bi bu tàngee nii seen yaram dañuy ñàkk lu bari bu ñu ñàkk lu bari na ñu aw sàggan maanaam nga négliger ci sa yaram nga ñàkk ba pare yére bi nga ñàkk noonu nga simi ko wéeroo ko ci naaj nga bàyyi ko noonu ba mu wow ci ëllëg si tamit nga jële ko nga sol ko bu yàggee rek ndoxum siti bu nekk ci yow mën na commencer à partir de foofu sa yaram di mel ni luy fet ngay wokkatu boobu na mën na nga wokkatu benn picc yaa daal di génn
picc bu ndaw bi bu génn rek bu toj mu am ndox boobu mu laal feneen fu mu laal beneen ama mu mel ni genre heure bu ron noonu muy génn soo ko sàggan tamit toppatoo ko bu yàgg rek mu commencé ci yaram bi yépp mais fu muy commencé muy ci tàngaay bi sa yaram buy tàng rek nga xam ne yaay sa yaram yi tàng soo toppatoo sa yaram ci biir loolu ndoxum siti bi mën na ñëw feeñ mais la plupart li ñuy wax ndoxum siti mooy koo xam ne xëy na yaram bi dafay xasaan wala dafay génn picc nit mën na am ndoxum siti ba pare picc du génn sa yaram fekkee mu ngi ci biir di yàq lu garaaw ci yaram bi donc ndoxum siti la plupart am na ñaari façon bu nëbb ak bu feeñ tamit comme hémorroïde lu mu am bu nëbb ak bu feeñ ndoxum siti bu feeñ mooy boo xam ne day génn heure sa yaram day xasan da ngay wokkatu booy wokkatu même ci bopp bi da koy wokkatu booy wokkatu day nee doo ko bugg a bàyyi boo bàyyi rek nga gis fissure nga gis ni yaram bi dafa mel ni lu tërgën nii wala yaram bi mel ni ku yàmbu laal noonu xam nga yàmb bu màcc nit rek xam nga foofu dafay tëngën nii tërgi voilà donc ndoxum siti bu nekk ci yow tamit la plupart dafay def noonu nga wokkatu ni boo wokkatu ba pare muy neex soo ko bàyyi na mu génn picc bu dijji wala mu génn bu sew picc yi boo ko tojee mu génn ndox bu war a tax loolu ndoxum siti bu feeñ la ndoxum siti bu feeñ mën na indi ni ñu woo xam ci yaram boo xam ne sa yaram day am ay tache nii xam nga ci xeeti ndoxum siti la bokk ndoxum siti mën na tax nit ki sa tànk di xaar maanaam sa baram bi di xaar boo xam ni bu xaar na day génn ay ndox bi boo ko laal na dafa am xet buy dégagé loolu ndoxum siti moo koy def mais ñi bari xamuñu ko dañ yaakaar ne xëy na voilà c'est normal lu nekk la ñuy xalaat moo tax na waxtaan ci biir loolu am na solo day tax ñoo xam ni feebar nañu mais xamuñu lan moo la ñuy daal parce que da ngay gis nit ki muy am feebar boo xam ni mën na ko yàq lu bari après dinaa ko faj man parfois damay nekk ci tata ma gis nit ki mu am ay heure ci yaram wala ay xam ci yaram dama koy laaj ana gën a bëggoo fajili ok faj na ba sonn parfois damay lay jox ko sama carte de visite boo amee jot ñëwee am na ñoo xam ne damay yëg ma xam ne lii kii lu mu bëgg a faj météo damay yëkkati garab may ko ni ko acca dem na ñaata la am na jaaru ko parce que nekk loo xam ne damay dem préparer ko yoroon naa ko déjà dama koy jox mu dem donc genre yooyu boo ko amee fajjoo ko na dina la yàq lu bari xam kese ni ndoxum siti la amee ñi bari dañu ni wax dama ko donné wala seen normal suñu famille ñoo ko war a am sama papa am na ko man tamit war na ko am déedéet du ko sa papa xam na ko fu nga am ko àdduna dafa dépassé boobu xel yooyu nañu ko génn na que sama papa diabète woon man tamit forcément seen normal ma diabète non yaa ngi nax sa bopp ko sa papa bu nekk wala kaane yow da nga bëgg a dund wala kaane laaj na la c'est impossible nga ne ko sa papa yoroo xaalis yow tamit boo yoroo xaalis giraaw déedéet da ngay bëggoo changer fondation seen famille ñu ni doom diw bàyyi ni ak sax am na alal donc soo feebar bu jàpp ci xel ke ni sama papa feebaroon na ndoxum siti seen maama am ndoxum siti déedéet bu wax loolu parce que du jig sa papa mën na la bañ a jig da ngay jug nga dem faji sa bopp donc loolu ndoxum siti bari na bu ñu fii nekk tey ni dañuy nekk di wax ndoxum siti kese duñu ko jeexal. jeex na mu ngi kon képp ku am ndoxum siti mu yàgg ak moom mu jaaxle mu sonn wër ba sonn mënul wér bu mu découragé na ñëw ci clinique Easy Life. waaw na ñëw man kay koo xam ne vraiment dem na ba ni waaw man moom découragé na sonn na yooyu laa bëgg parce que yooyu nga mën a faje doo dem rajo parce que fu mu su jaar yépp nu muy gis ci yow gisu ko fenn affaire bi da koy def contenté boo xam ne day content boo xam ne fu mu toll rek day wax see wax moo lay publicité donc wax boobu na da la indi yeneen patient boo xam ni day tax nga mën a liggéey parce que rajo boo fi demee mën na li jeex na mais kan moo ko fekkee léegi dem na ba nit ñi di jël ay témoins loolu kay man kay mosuma ko def sama àdduna bi duma ko mosu def mais fi ma toog nii nit ñi ñoo lay témoin seen bopp fi ma toog nii mën naa nemee 3 personnes 4 personnes yoo xam ne nit kilifa lañ yoo xam ne vraiment xamante nañ jaar nañ ci man tout récemment am na koo xam ne 2005 laa ko faj pour problème bopp bu metti maanaam bopp bu metti boo xam ne dafay daal boram doo mën a liggéey doo mën a def dara fu ngay jooy ba bopp bi seddi nga soog a jug mère bi
dafay wër dafay delloo passé xam nga passé laa nekkoon dafay dem foofu wër ba sonn ci biir kër gi fi ma dem moom na foofu la demoo mu laajte fi ma nekkoon ñu jox ko sama adresse fii mu ñëw mu indi waaj bi ak dimbali yàlla li ma war a def ci moom sax defuguma ko sax garab kese laa ko jox parce que am na leneen boo xam ne moom laa ko war a defaraat mais garab laa ko jox ma ne ko naan na bis bu métti rek jële oto nga ñëw mais ba tey premier garab bi ma ko jox ama deuxième garab ci lay dem voyage mu ñibbisi mu woo ma mu alhamdulilah sama boobu métti tu waaye li des ci sa xaalis dinaa la ko jox yoraguma xaalis ma ne ko amul benn problème. léegi xam naa waxtu bu mu jeex fu may bëgg a daanale nag mooy néew kàttan. ndax sonal na góor ñi ku nekk léegi da ngay gis ku fajkat bu génn da nga naan parce que xam na ni loolu moom moo bëri ci dëkk bi. ku jóg ni man damay faj faiblesse sexuelle. léegi Izy ndax di nga faj faiblesse sexuelle ak ban façon faiblesse sexuelle ngay faj ak lan moo ci faiblesse sexuelle. waaw faiblesse sexuelle bari na ñu koy faj bari na ñu ko mën ak ñu ko mënu mais feebar boo mënti gis rek yàlla ko mën a faj. mais faiblesse sexuelle man mën naa wax ni feebar yi ñu fi limee yëpp mën naa ko indi. hémorroïde boo ko amee bu yàggee ci yow mën naa la indi problème faiblesse sexuelle. doom siti bu yàggante yow mën naa tax nga néew kattan mooy faiblesse sexuelle. donc gis nga li ci gën a dangereux mooy nga am hémorroïde ba pare fajoo ko ngay lekk ñeneen lekk boo xam ni mën naa tax feebar bi gën a yokk lu mel ni ngay ñam suukar bu bari lu mel ni yàpp lu mel ni boisson sucrée lu mel ni bonbon yi saf suukar yi daal boo koy faral di lekk moom forcément c'est hémorroïde dina la yóbbu ci état de faiblesse sexuelle. néew kattan booy consommer yàpp lu bari parce que yàpp baax na ci nit mais du ci mag li nga war a lekk ci yàpp mooy li ci biir ay buddi ay mbag ay yooyu yëpp li ci biir xar daa wala yàpp yooyu nga war a lekk mais booy lekk viande rouge moom mag à l'avenir dina la indi au fur et à mesure dina la indi problème mën na la indi faiblesse sexuelle bi ñuy wax ne maanaam néew kattan. mais néew kattan yi laa bëgg a xam parce que waxtu bi mu ngi signalé nii. waaw néew kattan bi mën nañu ko yàlla mooy. ban façon la. waaw dafa am na ñaari façon wala ñetti façon. am na boo xam ni day ñëw naturellement boo xam ni xëy na nit ki dafa am problème. stress ci bopp maanaam xelam nekkul ci sexe bi boo koy jox ko garab ba suba du faj. kon dafa nit ki xelam dina toog. xel mooy nangu sëy. xel mooy nangu sëy. moo tax man parfois jigéen ñi ngi toog naan sama jëkkër dafa néew kattan. ne dem wootaan ak jëkkëram waxtaan est-ce que amul benn souci à part. est-ce que amoo problème bu mu denc ci xol boo xam ne partagé wu ko ak jabaram yooyu am na importance parfois da ngay gis góor boo xam ne sama liggéey laa tal liggéey boobu nag dañu koy def ci xel duñu sa tàllu wootaan ak seen jabar parfois kaf wootaan ak sa jabar mën na la may kattan da koy sawar. te fekk sax amoo benn faiblesse. fekk amoo benn faiblesse si mais su fi nga tëju sa bopp rek carrément jëli sa problème àdduna rek def ko sa xol ak xel ñoo doon benn. sa xel bu fiiriw rek sa xel du fiir boo jëpp problème ci bopp bi rek sa doole du ñëw mukk boo it def sexe ba suba xëy na mën nga bëgg a def ñaari nga def benn bi sax mu gaaw. kon mbokk yi am problème àdduna yi di stress xam nga. loolu mooy lijjanti boobu ak ban waat. voilà beneen bi mooy boo amee hémorroïde boo xam ne bu fekkee ni da nga dem ba sa ndigg muy am problème parce que ndigg moom moo yor awra góoru tamit ndigg bu am problème di metti wala nga am ballonnement de ventre yooyu il faut ñu njëkkee fajal la ko ba pare. ñu soog jox la garab. boo xam ne boo ko naan dina ñëw. waaye aussi booy ñëwee du ñëw comme que ni nit ki mënoo am 50 ans nga bëgg a sëy comme xale bu am 25 ans. ndax dafa ñu wax dëgg tamit ndax da ngay gis koo xam ne muy am 50 ans wala 60 ans. man daal lii laa doon wër quoi. du am 60 ans bu ko jàpp ndaw si bu amee 25 ans wala 20 ans pour sëy ak moom. bëgg a mel ni xale bu am 25 ans. waaw loolu du sotti parce que seen taux de sexuel bi bokku yow mën na nga def benn nga sonn bu fekkee ni kii bëgg na encore ñaareel moo tax na. dañuy ni waaw takk xale dafa baax di lay raser ni mais doo mën a satisfaire xale boobu te da ngay gis paa bu am 50 ans mu dem takk xale bu am 20 ans wala 25 ans éclairé ñaata at moo nekk seen diggante bari na loolu tamit mën na indi faiblesse sexuelle
fekkee ni yow ni nga mën fi nga mën foofu nga yem. mais pas buy dund lu mel noonu tey. imaginaire wala ku ko dund. est-ce que mën nañ la may lu lay renforcer. waaw mën nañu la may lu lay renforcer mais bu ñu la may lu lay renforcer tamit du doon looy guddi fan parce que nit di am fooy toll li nga mën yépp dootoo ko mën lépp loo gis tey jeex borom bi rek moo fii des donc boo demee ba am 60 ans 70 ans boo bëggoo di am rapport ak boo bëggoo am say ak sa jabar boo ci def ñaari doy na mais dangay gis góor gi am ay 50 ans 60 ans mu bëggoo guddi gi yépp mu nekk ci ba bés set loolu du sotti boo dem ci fajkat yi day lay woo mën na ko rek jox la loo ko neexee nga jox sa xaalis nga dem zéro. dëgg la léegi ban néew kàttan nga mën a faj définitivement bu wér. bu fekkee ni feebar moo koy indi maanaam nekku stress moo koy indi ci yow même bu dee stress moo koy indi ci yow boo ñëwee man dinaa xam stress moo koy indi bu ma woote ak yow rek dinaa wax lan ak lan nga war a def ba mu génn ci yow. bu fekkee ni feebar la moom dañuy faj feebar bi mooy boo xam ni mën na nekk infection moo koy indi wala ay ndoom siti moo koy indi yooyu yëpp bu ñu ko faj moom dina dem wala am nga xam ni vraiment da ngay gaaw daanu yooyu tamit mën nañu ko faj ci kàttan yàlla. parce que bu fekkee ni gaaw daanu bi gaaw daanu dafa am ñaari façon am boo xam ni boo gëjee sëy il suffit bu jigéen laal la rek nga pareti mais boo togg tuuti quelques minutes nga xoolaa ko kattan bi dina ñëw loolu gaaw daanu ak faiblesse c'est bokkuñu mais am na ñoo xam ne dañuy gaaw daanu ba pare même seen jabar bu nekk ak ñoom foo ak ñoom ba fajar taxaw awra bi jugaat loolu faiblesse la bu ñu bañ jaawale Angleterre ak pomme de terre. yaa ngi comprendre donc sa kattan boo dem ba nga xam ni danga gaaw pare nga essayé waat pour foo ak sa jabar mais jugu nga xam ne affaire bi jugu loolu feebar la mais boo gaaw daanu nga xam ni ko gëj nga am rapport nga gaaw daanu nga jëmaat mu sotti amul benn problème parce que premier rapport bi mën na gaaw deuxième bi il faut mu jëlee temps mais bu fekkee ni saa yoo defar rek même pas 1 minute 2 minutes rek pare nga ci. ñi nga xam ne duñu gaaw a daan mais du dëgër. duñu gaaw a daan du dëgër loolu néew kattan la tamit néew kattan la kooku dafa soxla muy naan lu bari. ndox waaw lu mu dëgëri noonu sooy naan ndox da lay may kattan parce que dangaa néew doole physiquement moo waroo loolu. mais bu fekkee ni feebar la moom boo ñëwee incha allah dinañ ko faj su fekkee ni am na bu daa am nañu tuuti temps damaa bëggoo au moins jigéen ñi nekk ci néegu sëy ñoo xam ni parce que pour l'instant ni may yor garab boo xam ni ku nekk ci néegu sëy boo xam ni vraiment yaa ngi sëy soit mosu nga am doom wala am mosoo am doom nga bëggoo yàlla may la doom bu daa am na feebar boo xam ne mu lay déranger boo ñëwee am na ci garab. xam naa nga daanale ko rek su ko defee parce que. am na ci garab wala ñoo xam ne bu ñu jëlee ëmb nii bu ñu jëlee nii 2 mois 3 mois mu yàquwaat am na benn système boo xam ni benn affaire bu simple boo xam ni bu ma la ko liggéey jox la ko nga yóbbu ko sa kër. bis boo war a wëssin bu jotee il fallait nga jëlee affaire boobu bu ma lay jox noonu nga aje ko wàcc ko ci suuf tant que wàccee ko ci suuf moom bébé bi du génn loolu xam-xam bu ñuul la. du garab bu ñuy naan du garab bu ñuy sango defar na ko nit yi bari du benn nit du ñaari boo xam ne waaw wala nga xam ne boo biiree nii boo nekk en état nii dafay yàqu 2-3 mois après bis boo xam ne vraiment biir bi taxu na boo ñëwee ni ma man de yàq lii bu ma xam ne loolu am na acce ñu defar ko ci lu yomb lañu koy defar yàlla ne yàlla may jàmm nga wési mais ici bëggoon naa xam ndax ñi am problème mu affaire ñaan ak liggéey ak gàllaay ak bay est-ce que ñun jar ñu ñëw clinique Easy Life wala ñoo jar ñu ñëw. xam nga du lépp la ñu mën a wax ci rajo wala ci télé parce que yàlla rek moo mën. yàlla rek moo mën a mais affaire yi ñaana moom nit ki yaa mën a ñaan sa bopp nit yaa mën a ñaan sa bopp dafay xam sa xel fu muy toll ci borom bi. loo ñaana yàlla dana ko def mu bàyyi mu doon loo xam ne du la jég yàlla du la ko may mais loo xam ne soxla nga ko nga ñaan baax na de waaye
jaaru ngay sonn sa bopp ni ma damay dem pour sëriñ bi mu ñaana ma sëriñ bi laa bëggoo sëriñ bi xam na ni chaque jour sëriñ bu yeew ñaana na sa bopp ñaana na mbooloo mi mais da ngay dem boo demee nga ne damaa bëggoon nga may ma loo xam ni bu ma ko sàngoo xëy na situation bi ma nekk ni dina génn am na solo mais day tax naxkat yi dañu lay gën a naax parce que da ngay dem di ko xam ni moom mii soxla na ni nga soxla de mais day toog ci benn coin rek nee na waaw lii yoroon naa ko nga dem mu jox la nga jëlee say xaalis boo ci gisu jël benn sens loo ci man mënoo ci dara ñaana baax na mais nit ki gisuma benn sëriñ bu la mën a ñaana boo xam ne day passé si ñaana waaju gisuma benn sëriñ bu lay ñaana boo xam ne day passé yow ni nga mën a ñaana sa bopp yàlla defee ni ma ñaana leen ma dinaa lay may soo ko gëm affaire bi gëm-gëm la même boo dem ci sëriñ boobu boo ko gëmmu sax ni ngay faj boobu du sotti man damay faral di woo nit boo ñëw ci man bu daan dokkati laa la jox dama naan ko rek boo ko naan ci kattan yàlla da ngay gis ni ngay soxla ñaana baax na mais lu ëpp day tuur parce que boo dem ba di dem di ñaana ma day dem ba sa xel te génn ci yàlla si sëriñ bi lay nekk alors que nit du yàlla kenn la ginnaaw yàlla na yonente bi ñoo fi nekk nañ sant yàlla rek ñaana baax na de waxuma bu lay wut ñaana de waaye bu mu ëpp parce que bu ëppee rek sa xel da koy génn ci mais gars yi bëgg ku leen defal ay protection yooyu est-ce que jar na ñuy ñëw xarloo sa bopp yàqu kenn dara de maanaam nga xarloo sa bopp nga aar sa bopp nga xaar sa bopp loolu kay yàqu kenn dara am jar na ko par exemple waaw par exemple ni nga bëggoo loo xam ne dalay moytu ci lami ak cat yi ak seytaane yi loolu du ñàkk ku fi ñëw am na fi waaw xam naa prochaine vidéo insha allah ci wàllu liggéey ak cat ak kort ak xeetu yooyu ak bayre ci la ñuy waxtaan lan ngay tàggatoo mbokk yi lay seetaan waaw li may tàggu mooy maa ngi jégalu askan yi lépp li ma fi woo lu jàdd nañu ma ko jégalu lépp lu ma fi woo loo xam ne jàddu nañu ma jégalu parce que nit lay doon nit moto mën naa wax kii déglu ko ni ko kii lu muy woo moom neexuma nga baal ma ak ginnaaw loolu na ñuy ñaan yàlla na adduna bi fu mu toll léegi ni moom yàlla nañ yàlla faj ndax yàlla rek mooy faj surtout feebar bi fi nekk rek moom laa commencé yàlla nañ yàlla mosutu loolu yàlla na yàlla faju aju yépp lépp lu ñuy bëgg yàlla ne ko yàlla def ñun tamit ni ñu delloo suñu xel ci yàlla ndax yàlla moo fi nekk yàlla nañ yàlla def jàmm ci Sénégal yàlla na yàlla def jàmm ci Afrique lépp lu waaye sentu yàlla ne ko yàlla def mu jot ko wasalaam. mbokki internet yi ñu doon bàyyi xel ci jataay bi dégg ngeen waxtaan bi ñu am ak waa clinique Easy Life ci waxtaan yu am solo yooyu nga xam ni nee naa leen ñetti feebar kese jël na émission lëmm kon loolu mooy xam-xam boo xam ne benn feebar bi rek matoon na émission muy hémorroïde wala ndoxum siti ba ci néew kàttan jigéen ju taxaw dégg nga li mu wax waaye nag li may wax rek dëggu dafa am solo wax dëgg dafa am solo jëf dëgg am solo te wax bu feebaree nopp yu koy dégg ñoo ko war a faj kon nag jamono ji mën a ji dafa bari ñii woote woon ni mën a dafa bari te it dégg ngeen li nga xam ni moom la ñu jëlee fii ci clinique Easy Life mu waxtaan ci waxtaan yu am solo numéro téléphone am mu ngi noonu affiché ci suuf image bi jël leen ma fàttali leen ko 77 la 915 51 50 33 77 915 51 33 wala 76 589 40 31 mbaa ngeen woo ko ci 70 351 71 16 ñoom nag ñi ngi nekk Parcelles Assainies boo ñëwee ba ci marché bi ci case bi boo taxawee rek ci ginnaaw rajo Fulbe FM nga laaj dépôt pombiteer bi di nga mën a jokkoo ak ñi nga xam ne ñooy waa clinique Easy Life mbokk yi nag dama ni lii benn la ci jataay yi ñu fas yéene am ak ñoom li ci kanam mooy dàq képp koo xam ni dégg ngeen ni mu ko waxee wër nga ba dajal wër nga ba sonn découragé nga gëmatoo koy faj ñëwal ñoom yow la soxla rawatina jigéen ñi nga xam ne dañuy ëmb muy yàqu wala musoo am doom wala nga bëgg soo ëmboo du yàqu wala nga bëgg am doom ci am bu dal te teey nee na am na benn affaire bu mu lay jox boo xam ni doo ko sangoo doo ko naan da nga koy takk ci wet da nga koy teg ci barab rek kon nag loolu beneen xam-xam la kon nag mu ngi noonu ñu ngi leen di tàggoo foofu tàggoo bu du tàqalikoo di leen dig ab daje ñun ak waa clinique Easy Life ci Suprême Extension fii ci Parcelles